waaw Serigne Mbacke Fall dëgg Touba Mosquée. ñoo ngi fii ci gare bu ndaw ñuy séddale li nga xam ne moo di ceeb bi mel na ni am na ab jafe-jafe bu fi am lan ngeen ñu ci mën a leeral yéen ñi fi nekk. waaw jafe-jafe boobu nag moo tax tey jii ngeen ñëw fi ak nit ñi parce que depuis recensement bi nga defee ba tey danoo gis ne ñu doon recensé dëgguñu si koñ bi en plus chef de quartier bi dafa choisir jeunes yu ko neex mu def ko ba tey ñun ñu taxaw fi amul kenn ku mës a def réunion par rapport ak distribution bi aide alimentaire bi tey nag ñu ñëw fii tey doon wut ay leeral mais keneen ki ko jëloon moom dem na mais dana gis ne ñu ngi jox ceeb bi yëpp dëkkuñu si koñ bi te ñun ñi si biir koñ bi la nekk dafay impôt le chef de quartier day ñëw si kër yi ñu koy fay léegi nag moo tax nag jafe-jafe boobu mu amee ñu ñëw fi doon laaj ñoom ba tey waxuñu dara lu leer laaj ñu leen nag liste bi de recensement bi ba tey joxaguñu ko ñu xool daan ne daal fii di ci Touba Mosquée précisément gare bu ndaw distribution bi am jaarut yoon ñu leen neex lañ jël di leen ko jox ñun dëkk si quartier bi dëkk si biir fii amul kenn koo xam te ne am na si wala soit que par benn lay doon loolu mooy distribution par choix dañuy dugg si benn kër si koñ bi yëpp ñu jël benn kër jox ko ceeb ak diwlin ak sikir le reste ñoom duñ am loolu moom rek daal ñu ñëw fii di ñaxtu loolu voilà. léegi bi affaire bi demee noonu est-ce que dem ngeen xool le chef de quartier ak le chef de village interpellé ko ci affaire bi pour mu leeral leen waaw wala déet. waaw loolu nag la ñuy naqarlu parce que dama yaakaar ne chef de quartier boo fi nekkee lépp lu quartier bi di yëngatu da nga see war a dox ànd ak ñoom waaye chef de quartier boo xamante ne nii woon na ko sama waa ji nekk si ginnaaw woon na ko mais li mu ko tontu amul dara dem na si commune bi xool ko fa nekkul moom bi ñu commencé distribuer ba tey tegu fi tànkam kon loolu mooy wan ne chef de quartier bi nekkul si lu jub la dafa dem def lu ko neex. kan moo ko jiite fii chef de village chef de quartier kan moo ko jiite fii. fii chef de quartier moo fi nekk muy Baye Abdou Kébé waaw moom la mooy Baye Abdou Kébé instant bi mi ngi fii je pense que mi ngi këram toog. non nekkul fii. nekkul fii nii mais mi ngi këram. léegi interpellé ngeen ko ci dossier bi laaj ko ci lan moo tax tontu na à maintes reprises mais ba tey joxuñu benn tontu boo xamante ni ñu mën a see sukkandiku toog ba léegi nii rek woo nañu ko sax ne avant ngeen di ñëw mais ba tey waxuñu dara lu leer. ngi séddale ceeb bi est-ce que leer na leen ne lépp ci biir koñ bi lay dugg wala am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di jox te dëkkuñu ci koñ bi. waaw am na ñeneen ñoo xam ne ñu leen jox te dëkkuñu si koñ bi man ce matin bi ma ñëwee fene dama faa dem am na ku nekk si représentant yi ma ne ko ñun kat fii leen dëkk mais am na ceeb bu ñu jox boo xam ne nekk si waa koñ bi mu ne waa am na ñu koy jël di génn yow représentant qui me disait ça kon loolu wax dëgg yàlla transparence amu si te lii bu ñu koy séddale dama bëgg xool catégorie bu ñu koy ba xam les gens diminuent wala ñoom dañuy def par choix di jox ñu leen neex. kon daal njortu ngeen ne ak Ndour Ndiaye ak labañ moo ci am. labañ ak ban taxawaay ak ban saafara ngeen ci Ndour Ndiaye mi ngi si laban mi ngi si def lu leen neex mi ngi si léegi nag ñu taxawaay bi man mënuñoo forcer la loi la justice mënuñu ko forcer donc ñu ne fi naqarlu ko bu li jàllee que le président neen dinañu jox liste bi boo xoolee liste bi la majeure partie nekkuñu fi on va porter plainte chef de quartier bi la ñuy porter plainte parce que ñun ñi dañuy fay impôt ñun ñëpp donc nag fii lu ñu fiy séddale waa quartier bi ñoo ko war a moom wóote jël ceeb bi di ko jox ñoo xam ne nekkuñu si quartier bi. séddale bi itam gis nañ ne ci yeneen i quartier nemmeeku nañ ne ñi ñuy jox dimbali dañ leen di laaj xaalis 2000 1500 wala 500 est-ce que am na fi. waaw c'est parce que am na waaw 1500 1500. ki doon recensé wax na ma ko man. ndax wax nañ leen lan moo tax. 2000 francs yi kuy jël ceeb bi da nga daal di 2000 francs. ndax moom ne transport bi transport ak ñi ñuy fay ak ñi waaw transport. nee na moo tax. lu jiitu séddale bi est-ce que mas naa am lu ñëw ci quartier bi quartier bépp bokk ko ñu teg ko ci yoon est-ce que loolu mas naa am. non loolu fi mosu fee am lu fi ñëw ñu koy séddale si quartier bi par choix lañ koy def waaw distribution par affinité maanaam di xool ñu ni gën a jege wala ñu leen gën a neex ñu koy jox. mel ni ceeb bi mu tàmbalee séddale ba léegi moo xam muy fii ci gare bu ndaw Daaru Xudoos ak feneen ak feneen nemmeeku nañ ay coow am diggante ñi jiite moo xam muy chef de village chef de quartier ak askan bi en tant que ku dëkk Touba ba doon lancer message lan ngay wax kilifa yi jiite Touba ci njiit yi nga xam ne ni ñoo leen jiite à voir les chefs de quartier ak chefs de village. maanaam li ma njëkk a wax l'homme qu'il faut à la place qu'il faut parce que nit ki bu amul benn compétence bi amul benn connaissance requise bi mënut a diriger loo xamante ni dana ko teg si yoon am na ay jeunes yu fi nekk am na ay ndaw yu fi nekk ñoo xamante ni jàng nañ suñu borom may na leen ko bépp distribution mën nañ kaa def mu jub mais boo tànnee ku la neex nga def ko fenn lii rek moo fi ñëw te ñu lii Touba dañ koy naqarlu ñun ñëpp c'est que lu fi mën di ñëw du teg si yoon li leen jox diw kat xam naa ko sama dëkkandoo bu yàgg la tuddee na ma doom wala tuddee na ma jarbaat loolu rek moo fi am mais li ñuy lancé daal nous lançons un appel solennel à l'endroit des dirigeants que lépp lu fi amati
ñu xool ñi nga xam ne mën nañ kaa séddale mën nañ ko ñu recenser les jeunes compétents ñu ñëw doxal loolu la ñuy lancé dirigeants yi nekk fii yëpp muy sëriñ yi ak autorités yi. bu ñu la déggee responsabilité bi ci wàllum séddale bi chef de quartier bi la mais bu ñu defoo ay gëstu aussi ceeb bi mënut a dajal ñëpp ñi nga xam ne ni ñooy askan wi ban responsabilité la ci état am en tant que citoyen noo ko gisee. en tant que citoyen responsabilité bi fi état am dama koy xaaj ñaari pàcc. c'est que auparavant seen communication dane les gens diminuent yi nga xamante ni seen loxo jotu seen ginnaaw moom leen koy jox mais dana demande ba si biir coow lu bari état reculé dem jox ko ñoo xamante ni dañuy jëw pour fay coow lu ceeb bi sant bi état bi li leen amal solo mooy ceeb bi dugal nañ ko Touba séddale nañ ko dugal nañ ko Ngabou séddale nañ ko mais ñan ñoo yitewoo ceeb bi ñan leen war a jox ceeb bi état tout simplement li muy def maanaam pour fay coowam mais lii fii am Touba wax dëgg yàlla dafa jéggi doyoo lool. mel ni aussi coow ceeb bi gis nañ ne bu jeexee dina indi ay jafe-jafe entre dëkkandoo yi. entre ñi jiitu ak ñi jiite. lan nga ci gis yow bu ceeb bi jeexee lan ban dëkkin ngeen xalaat ne dina am diggante ñi jiite ak ñi jiite. dëkkandoo boo xamante ni dootu rafetati ndax ñi ko jël ñu tekku seen loxo bi abus de pouvoir la ñuy def maa jël ceeb maa ngi séddale maa xool ñu ma neex ma jox ko diw neexuma du ma ko jox léegi diw moomu noonu nag yaa dëkk moom si quartier bi. un jour viendra ñaanu ma ko yàlla mais benn instant ne mën na am sa kër diw boobu nga xañ ceeb bi nii jox ko ku la neex mën naa ñëw dimbali la moo tax lii na rafet lii dafay romb rek jàll fii kenn ku nekk am nga looy dundee sa kër mais injustice bi fi am ñu moom la ñuy dénoncé. donc yéen ndaw yi moo xam muy association yi mbootaayu jigéen ñi yéen ñi dëkk ci quartier bi bu luy rombee yan matuwaay ngeen di def ngir lépp lu duggati ci quartier bi mu mën a tegu ci yoon naka ngeen fas yéene organiser. xam naa si digg jamono dinañ organiser benn réunion ñun ñëpp jeunesse bi ñu waxtaan si woo chef de quartier bi wax ko ni ñun suñu quartier ni mu war a doxee ndax moom dañ ko fay teg mais ñun ñi dana war a bokk suñuy doxal quartier bi ndax fii ñëpp génn nañ ñëpp jàng nañ ñëpp xam nañ quartier bi ni muy doxee moo tax chef de quartier bi dañ ko impliqué si réunion bi ñu wax ko ñun ñu bëgg suñu quartier dem fa moom tey mu ñëw ànd seeg ñun parce que li muy seul mënut a diriger quartier bi waaw bu ko defu nag ñu dem si yoon parce que yoon ñëpp la fi nekkal. ñu xool ko bu dee moom dañ ko fi jëlee tegaat fi keneen koo xamante ni moom dina dox si liñ bëgg quartier bi ànd ko dox bu baax mu nekk si bu ko defu nag ñu dem si yoon ak moom. waaw Basirou Gueye dëkk fi waaw liñ ci mën a leeral mooy dañu am chef de quartier boo xam ni daanaka mën naa ne xañ na liñ ko jox xamu ko ndax man maa doon jokkoo ak moom sànq mais bi ma ko laajee dañu ma carrément li ma njëkk a wax mooy yéen tegu leen fi ñun teguñu ko fi man dama yaakaar nag chef de quartier bu demee ba waa quartier ba teguñu ko fa. kon chef de quartier bi ñan la fa nekkal waaw mais loolu mooy question bi loolu war nañ cee leeral ba xam te dinañ ko laaj beneen bi ci des mooy ki mu jox muy bind kooku dëkkatul ci koñ bi usine glace la dëkk ba noppi boo xoolee bu dee Ndamatou 1 fi mu commencé juróomi bundu kër la fi bind juróomi bundu kër ndax ñun ñoo dëkk ci koñ bi te boo xoolee lii Ndamatou 1 yëpp ñun jeunesse bi fi dëkk ñëpp xamante nañ te gis nañ ñu fiy jël ceeb ñoo xam ne ñun xamuñu leen ci Ndamatou ñun fi leen dëkk ñoo yor association bi fi nekk kon li ñu bëgg ñu leeral ñu ko mooy lan moo tax nanguwu ñëw woon liste bi benn lan moo tax chef de quartier bi moom it dooleel ko lu tax mu bàyyi fi jeunesse su koñ bi nga xam ne ñooy toppatoo koñ bi lépp lu fi am ci ñoom lay jóge luñ fiy def ci ñoom ñoo koy def lan moo tax mu bàyyi leen fi dem fekk ku nekk usine glace ñëw indi ko ci suñu quartier di ko def loolu lu ko neex ñun question bu lañ koy laaj waaw jubadi la parce que bu doon lu jub la kon dana jël ñi mu bokkal koñ bi parce que ñun ñii fi taxaw ci koor gi dañ doon séddale ceeb danoo jënd ceeb di ko séddale ñi nga xam ne ñoo ko yooyu kon xam nañ ñi ko yooyoo ci koñ bi kon ñun ceeb bi intéressé wul mais li ñu intéressé mooy nañ ko teg ci yoon jox ko ñi ko war a jël mais du ñu nangu nag ñu indi ñu suñu ceeb ñu jël ko di ko jox ñoo xam ne xamuñu fu ñu dëkk ba noppi suñu tur di ca dem loolu moom duñ ci bañ dara lépp lu mu ko jaral ñun jaral na ko lu raw loolu kon na xam ni interpellé nañ ko ay yoon nag sànq woo naa ko mu menacé ma ni ma tegu leen ma fi xamoo lu ma fi teg ma ne ko kon baax na ndax mën nañoo jot lisi mënu ma du ma leen ko jox moom loolu la ma tontu moom. Abdou Kébé la tudd mooy chef de quartier kii Ndamatou 1 mooy délégué de quartier Ndamatou 1 Abdou Kébé moom moo nekk fi waaye daanaka boo gisee xam-xamam sax màccul ci yéen tax boo doon bindu tey domicile boo ko demee da koy bindul waaye du la ko bindal moom waaw. ceeb bi jàllee en tant que ku dëkk Touba citoyen naka nga jàngati dëkkin wi am diggante askan wi ak ñi leen jiite moo xam chef de village wala quartier. waaw dëkkin wu ñagas dëkkin woo xam ne nii
dana jur leneen dana fekkoon diggante bu ratax mu ñaawal ko ndax it jamono dafa toll foo xam ni li ñuy joxe ñu ci bari dañ koo soxla kon koo ko xañ rek mu gis boppam te nit boo ko xañee teraangaam rek daanaka kon dafa mel daf ko bëgg da nga ko bëgg a éliminer te ku ne xam ne ni nit koo bëgg a jël ay fanam sa diggante ak moom dootu ratax kon ceeb bi day mel ni bañoon ko fi indi sax day tane ndax jàmm ji mi ngi fi woon kon indi biñ ko fi indi dafa fekkoon ñu dëkk ci dëkk nu rafet mu xàjjal leen indi ay ñool yoo xam ne amut woon seen diggante ñun loolu la ñuy dund fii ci Touba rawatina secteur u Ndamatou 1 gii nga xam ne loolu la ñuy dénoncé nii. soxna si ñu lay nuyu tur bi naka la. man soxna May Jaw laa. soxna May Jaw. soxna May Jaw nga ñëw fii ñuy séddale ceeb bi dan la bind wala da nga ñëw rek pour si. man de fi ñuy séddalee ceeb bi man ceeb bi sax dama ne woon ceeb bi xëy na leen néew ji doole yi lañ koy jox ñi nga xam ne mënuñu amuñu dépasse sañcaan yi sori yi moom laa yaakaar ne ceeb bi bañ ko waxee moom la ñu bind moo tax ma toog jàpp sama bopp sama kër. léegi nag bi nga xamee ne dem nañ ba ne ceeb bi da ñëw na ci seen wetu kër fii ci Touba gaar bu ndaw fi ñuy jaayee gerte gi fi nga xam ne affaire gi mi nga xam ne mooy suñu délégué de quartier fi la juddoo fekk fi baax ba tuxu Ndaamaatu fi la dëkk ñu ne ñu ngi séddale ci jàkkay Baye Cheikh Ndiaye Marème Niass nga xam ne man sama kër ak jàkka ji ñaari loo moo fi dox léegi nag ma ne kon naa ñëw man dam dem xam naa kon affaire ba mu bind na ma comme que bind na kër gi ma jàkkaarloo dana ma bind mu bind kër gi ma jàkkaarloo ku ñuy wax Mata Diop bind kër gi ma jàkkaarloo waat may naa dem xam naa bind nañ ma dikk ñu ne ma yow kenn binduñu la ndax wax seeni daadaa ma yaakaar ne ceeb bii bi ko président di joxe wàcc na moom président moom def na li ko war de du ma ko sikk ndax ginnaaw joxe na ceeb bi pour corona bi. naka nga nemmee ko séddaleen bi ci gàllankoor. séddaleen bi moom laa ñaawlu gi ma ko ñaawlu ni ma ko gisee ma dikkee taxaw démb damaa wax ba ca seen taabal ma ne leen lii ngeen séddalee du dëgg du yoon man damaa taxaw face à face wax leen ko. day na war a bind waa koñ bi ba koñ bi jeex ñu ñëw jël seen ceeb ngeen door a jàll ay gaar bu mag ak ay marché Ocass ay Touba Ndamatou ginnaaw hôpital far bañ naa ba ceeb bi ñu ko fiy jël dem ba tey maa ngi fi taxaw gisuma kenn ku dëkk ci koñ man daal kër koñ bi ma dëkk ëpp na juróom fukk ëpp na fukki kilo ak juróom waaw mbaaye gisuma ci kur kër gi ma jàkkaar loolu moo ci am. ñu ne moom xam naa damaa gën a da koo bind rek ba yàgg mu ne ko fabal benn saako bi nga jox ko kër nga dendal kii ci des it xaritam xam naa moo ko woo. ku def loolu. man de affaire yi laa gis ndax moo ne mooy suñu délégué. moo def loolu nga gis. maanaam moom laa ko tey ndax mooy délégué moo bind kooka. ndax yow da nga koo gis moom la wala da nga ko. moom man kooka moo ne ma affaire ma bind. affaire ma dikk taxaw mu ne ma wool ma kër sëñ Cheikh ma dem wooli. kon yow da nga ñëw fii waaye bind woo da nga am jot na. man damaa ñëw rek nekk ñu ne ma rappel nañ la demal man ay dongo ñoo ma woos ne ma rappel nañ la ma dikkee ñu ne ma est-ce que yow jaawale wuñ la dañ maa woo sama kër giñ naa ci sëñ Fall ma sama sëñ ba doon liggéeyal. sa téléphone lan la woo wala. déedéet ay dongo yi doon jël si ceebu sëñ Cheikh moo ñëw ne ma yaa may jaw ñëwal woo nañ la fa ñetti yoon ma ñëw dem ba tey gisuma kenn. léegi bi nga demee dem nga fi ñuy rappelé. dem naa fa ñuy rappelé ñu ne ma yow bindaguñ la ma ne ko kon baax na mu ne kon dangay toog xaar ma xam ne ma xool ni ñu séddalee ñaawlu naa ko lool ndax corona bi moo tax joxe ceeb bi du pour bàjjenu gox du pour bourse man mosuma cee bindu ndax bourse bañ ko bindoo yàgg na gaa yaa ngi koy fayu noonu waaw déedéet xam nga dañ ma ne ñoom ñoo ma ne jàkk ne ma bourse bi la ñuy jox ba pare waaw ñi amoon bourse ñun suñu yoon niwu ci ceeb bi pour corona bi la pour ndimbal waaw moom loolu nag moo ci am nag ak politique lépp a ci am. léegi gis nañ ne am na ay coow yu indi ci biir quartier yi bu jàllee dëkk yi nag. bu jàllee de ko am fulla moom da nga wax ñëmul fulla nag. wax lan ak kan ngay waxal. xanaa bu ko comme ni ma def tey gis naa fa ma kaas ndax droit moom da nga ko war a kaas ba mu mat. ndax ceeb bi li mas na am ci quartier bi. lii kay mosuma cee teg sama bët. mosuma cee teg sama bët. ndax jàpp leen ne bu ñuy jàllee da ngeen a war a changer chef de quartier. yaakaar naa moom la ñu war a def de. Serigne Mbacke Fall la. mel ni yéen a ngi doon joytu ay liste yoo xam ne ni leeru leen. gis ngeen liste yi ba xool ngeen ko lan nga doon ci mën a jox ko résultat. waaw liste bi nag bi nga ko gisee gàcce rek la si am. ak yaraanga liste boo xam ne 29 personnes 5 personnes la xam si koñ bi te 5 personnes yi am na 3 personnes yoo xam ne wax dëgg yàlla ndimbali yooyowuñ ko waaw loolu leen fi gis nag mu nekk lu ñaaw loo xamante ni ñu dañ koy naqarlu ko. liste bi kan ngeen jot ne moo ko sélectionné. liste bi ki ko sélectionné dëkku si koñ bi usine glace la dëkk
usine glace la dëkk waaw. mel ni chef de quartier bi gisuñu ko fii mu ngi wax ci yëf yi lan ngeen xool ci responsabilité am lan nga ci mën a wax. dafa daw parce que xam ne nit ki boo deful lu jub doo bëgg dara leer ki bëgg ki ñëw si nit ñi taxaw ñu laaj ko mu répondre mooy ki def lu leer ndegam chef de quartier bi deful lu leer ñoom ànd defuñu lu leer ñoom dañuy nëbbatu lan fa nekk. au début kii moo ko jot téléphone kii mais li mu ko wax yoo xamante ne nii tegul amul benn place la ko répondre. léegi lan mooy mujj doon seen taxawaay nag. waaw mujj gi tey 19h am na réunion boo xamante ni ñun lay concerné ñu waxtaan si après li ñuy def incha allah danañ dem defi ko. si interview bi léegi wax nga ne da ngeen di dem ci yoon mel ni Touba nag chef de village yi wala chef de quartier yi gis nañ ne léeg-léeg sëriñ si ñoo leen di fekk. est-ce que jotul ngeen dem xool ki mel ni sëriñ bi ndax bu yàggu rek def na déclaration. daal ne ku amati looy kaas demal ci quartier bi fokk yul nga dem ci Cheikh Bass ba ci kii est-ce que jotul ngeen topp procédure boobu aussi. waaw loolu tamit dana ko def parce que ñun ñëpp ay murid lan gëm Serigne Touba Cheikh Mountakha nekk fi xalif kon lépp lu ñuy def moom dogu ump mais dañoo bëgg a jàll si benn procédure boo xamante ne nii loolu loi moo ko tënk comme nag si pays boo xam ne pays de droit la nekk. mais chef de quartier ak village yi Touba tegu leen fi ba ci mairie bi loi tegu leen fi. waaw mais loi tegu leen fi mais dafa am kenn ku ñu wax benn agent policier mënoo leen def justice seen bopp léegi ñaari xaaj lañ koy xaaj benn bi danañ dem. porte plainte benn bi ñu doog a dem au niveau du xalif ñu wax ak moom li chef de quartier doxee ñun si suñu quartier voilà. maam aw bus waaw sama am na lu mu si leeral waaw. ma jox ko bas am na lu mu si leeral. waaw. waaw liñ ci waxaat rek mooy Bassirou Gueye dëkk Ndamatou 1 quartier maam Awa Bousso yaa ngi dégg. liñ ciy wax rek mooy daanaka chef de quartier bi dafa daw ay responsabilité parce que yaakaar naa ni dégg ngeen li mu wax mooy day bañ coow li day laaxatu kon kooku xam na li mu def parce que kuy daw coow rek ku def jàmm doo daw coow kon ñun ñëpp liste bi ñu ko gisee dañ ciy ruus 5 personnes yoo xam ne li commencé ci tali bii ba tali hôpital Ndamatou juróomi nit lañ fi bind te juróomi nit yi kenn yeyoowu ci ceeb bi ñëpp xam naa leen ñun ti dul ñëpp rappel nañ ñu ñëpp. am na ci ñaar ñoo xam ne ñoo bokk kër ku góor ak ku jigéen kon dafa def la ko neex waaye ñu nit li ñu ci war mooy danañ dem comme ni ko sëriñ bi waxee woon mooy képp ku am lu la jaaxal na nga dem ci mairie bi bu saafaruut nga def ci Cheikh Bass bu saafaru ñu doog a dem ci sëriñ bi wax ko luñ ci war a dox ci murit danañ ko ci dox ndax ñun ay murit lañ te Sëriñ Tuubaa lañ yaakaar beneen bi ci des mooy coowuñu ngir xëccoob ceeb dañuy coow ngir maanaam ñi nga xam ni ñoo tax ñu ceeb bi jóg ñooñu jot waaye waxuñu nga indi say ma Samba ak ma Demba bii bukki bii njuur mais ni koy séddoo loo xam ne nii daanaka seen biir lañ ko yemale parce que ñin fiy tudd ñëpp wóor na Serigne Touba buñ àndoon ma woon leen ni leen kii fii la dëkk kii fii la dëkk da nga naan ci dafa yabaat. léegi ñooñu ñu tànn ndax dañoo bokk ak chef de quartier bi wala dañoo bokk parti politique. man xam naa ci kenn koo xam ne nii gorob chef de quartier bi man boo xoolee ligne bii ma jàkkaarloo nii chef de quartier bi kenn la fi jël te ab goroom la waaw. këram moom ñi ñu tudd woon gisuma ci këram ñoo xam ne jël na fa man ñi ñu ci tudd parce que boo xoolee li commencé li nga xam ne mooy quartier bi ñi ma ci xam juróomi nit la ci quartier bi ndax ñun ñooy sone su koñ bi xamante ñun ñëpp fii ba Ndaamaatu ba Ngelamu xamante nañ kon boo xoolee daanaka mbind mi daanaka juróomi nit yi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier Maam Awa Bousso juróomi nit yooyu kenn yooyowu ci ceeb bi te juróomi nit yooyu lañ xam ci quartier bi ñun